Nafissatou Gassama Ndiaye soxna si muy ku ñu ràññee ci wàllum njàng mi rawatina ci lépp loo xam ne dafa jëm ci alphabétisation ak formation. Nafissatou Gassama Ndiaye di spécialiste jëm ci wàllum management projet ak gestion financière xelam tam màcc ci wàllum genre ak développement xel bi tamit màcc ci wàllum management projet muy conseillère tam en planification. lu tolloog fanweeri at ak ñaar am na ko ci wàllu expérience jëm ci ay compétences yu bëri rawatina ci wàllum njàng mi ci wàllum tàggatu bi ak ci wàllum gouvernance atum 1982 jàpp 98 nekk na di jàngalekat ci wàllum diplôme nag am na master li nga xam ne moo jëm ci management projet ak wàllum gestion financière mu jële ko fële ci États-Unis ci atum 2011 mu am tam diplôme mu master 2 ci wàllum management de projet de développement. soxna si di Nafissatou Gassama Ndiaye tam am na diplôme mu technicien supérieur de DTS am tamit diplôme bu ñuy woowee CAP. Nafissatou Gassama Ndiaye tam moo jiite woon centre national de ressources additionnelles ci ministère de l'éducation nationale ci atum 2009 jàpp 2013 foofee nag mu waña fa xarañ bu am solo ndax kat bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fexe ba réewum Sénégal am ay ressources yoo xam ne dañu ko doll jëm ci wàllum alphabétisation ci wàllum éducation non formelle ak sax ba ci collectivité locale yi. ci atum 2012 moo nekkoon directrice par intérim wàllum alphabétisation ak langue nationale jamono ji nag Nafissatou Gassama Ndiaye moom mooy coordonné lépp loo xamante ne comité bi ngank wàllu assise éducation ak formation yi ñu ngi koy def muy comité boo xamante ne dafa séq képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllum njàng mi ngir xool daal njàng mi naka lañ ko war a jëmalee kanam ci at yii di ñëw fii ci Sénégal muy question d'actualité. Nafissatou Gassama Ndiaye moomu nag mooy ganu Mame Marie Diop Ba ci seen émission interpellation. jërëjëf Ndeye Fatou Wade mbokku téléspectateurs yi ñi ngi am mbégte di leen dalalaat ci seen biir émission interpellation ni ñu koy defee dimanche bu jot ci Mourchid TV la chaîne des valeurs tey interpellation di dalal madame Nafi Gassama Ndiaye di coordinatrice comité d'organisation bu assise nationale de l'éducation et de la formation soxna si ñu ngi lay dalal. jërëjëf madame Ba. Mame Marème. maa ngi leen di gërëm ci invitation bi pour ñu waxtaane lu am solo ci réew mi mu maanaam mbirum éducation njàng ak jàngale. jërëjëf mu mel ni nag jamono ji gis nañ ni bëri na jafe-jafe yoo xamante ni ñi ngi koy nemmeeku ci wàllu njàng meek njàngale mi boobu ba léegi nag nguuru Sénégal wala sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk njàng mi ak njàngale mi ñi ngi def ay jéego ngir rek mën a xool naka la ñuy def ba Sénégal ñu mën a am jàng bu yemb fan yi ngeen daal di taxawal li nga xamante ni moom moo di comité d'organisation des assises de l'éducation et de la formation lan moo waral taxawaayu comité boobu. waaw jërëjëf Mame Marie dama bëgg a def tuuti historique xam nga Sénégal depuis après la colonisation ba léegi ñu ngi doxal mbirum njàng ak njàngale ñu gis ne nag boobu ba léegi njàngale mi ci Sénégal dafay am crise ci fànn bu ne autorités yi nag am courage bu day ni ne nañu jàngat loolu mus nañ ko fi def sax en 1981 mais defoon nañ ci jàngat yu bari mais mu meloon ni jëluñu woon loolu taxawal ko pour xool lan moo ci génn pour mu jëriñ askan wi autorités yu bees yi fi nekk ci njiital président Macky Sall ak le ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam am courage bu day ni nag ne nañu defaat assise de l'éducation et de la formation njàngat lan mooy problème école bi ci biir Sénégal loolu nag dafay dem fu sore sori xam nga jàng rek yemul ci jàng tubaab dafa am yeneen façon jàng yoo xam ne peut-être kenn jëlu ko woon en charge wala bu ñuy bind programme njàng mi du ñu laaj communauté bi population yi lan mooy seen xalaat ci njàng ak njàngale ban façon citoyen la ñu bëgg dañu toppoon rek li ñu hérité woon ci colon yi di ko doxal façon gëstu bu ne nag def nañ ko
acteurs yi ministère de l'éducation yi bëri na ñu fa xarañ lool planifier nañ étudier nañ def nañ lu ne terewul ñu gis ne toujours école bi dafay am crise. dafay sooxe toujours. dafay sooxe toujours ñu ne nag nañu taxaw nag. xool lii lan moo ko waral est-ce que waruñu woon delluwaat ci citoyens yi. ci communauté yi. ci képp kuy yeewoo Sénégal ñu laaj la lan mooy sa xalaat ci njàng ak jàngale ak ban façon nit la ñu bëgg am ci suñu réew. nit boo xam ne dafa war a am kersa, dafa war a am teggin, dafa war a am yar, dafa war a am xam-xam, dafa war a am fulla, dafa war a jël réewam ŋànk ko mu jaral ko lu ne. loolu nag moo ñu tax a jóg. nan ngeen def ba yegg ci comité bi? waaw comité bi nag le président de la République moo jël arrêté nommé le président du comité de pilotage mu ŋànk assises yi mu tudd le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université. bi mu defee loolu nag mu demandé le ministre de l'éducation nationale mu nommé par arrêté ministériel membre comité boobu nommé le coordonnateur du comité d'appui scientifique mu nekk monsieur Mafakha Touré, l'ancien secrétaire général du ministère de l'éducation, ak man mi mu nommé ma comme coordonnatrice du comité d'organisation des assises de l'éducation et de la formation. bi ñu defee loolu ba pare nag comme état bi ndax ñu jox benn terme de référence ne nii la xalaatee ñu liggéeyee ko ci lañ jël terme de référence boobu nag jàngat ko xool li ci biir. ministre bi aussi demandé gouverneur région yi ñu mettre en place comité yi ndax nekkul rek niveau central dafa am niveau central am niveau régional. région bu ne gouverneur bi mooy présider le comité de pilotage bi nekk foofu ak organisation bi pour askan bi yëpp ñu mun leen interpeller laaj leen seen xalaat pour mbiru jàng ak njàngale ci Sénégal. d'accord mu mel ni li leen tax a jóg mooy fexe ba njàngale mi jaar ci yoon ndax am na ñoo xamante ne jot ngeen leen dem saytu laata ngeen di teg comité boobu. waaw xam nga comité boobu nag autorités yi ñoo jël décision seet ay nit ñu yaakaar ne mun nañ ko ŋànk ñu ŋànk ko jox leen terme de référence ñun bi ñu xoolee terme de référence yi xam lan la ñu laaj li ñu laajte nag mooy moo nekk fexe ba ku ci nekk ci réew mi Sénégal muy ngay syndicaliste muy ngay société civile muy ngay xalif général bu tarixa muy ngay ndongo muy ngay kuy jaay caaf ñu laaj la sa xalaat ci mbiru njàng ak jàngale ak ban façon citoyen la ñu bëgg ëllëg ñu am ko. tàmbali ngeen ko. loolu tàmbali nañ ko commencé nañ waxtaan ak xalif yi. commencé nañu waxtaan ak nit ñi ba pare créé nañ benn site web boo xam ne. pour ku ci nekk. boo buggee am sa xalaat. mu nekk nga nekk intellectuel mun a utiliser internet nga bugg am sa xalaat. mun nga fa dem dugg ci site web bi mu ngi nekk w3.assise.education.sn. suñu adresse aussi mu ngi nekk 219 Sacré-Cœur 3 VDN ci wetu école Les Petits Pas. ku mu neex ci Sénégal mun nga ñu ñëw ne ñu ma dama xalaat ne nii ngeen war a doxale njàngale bi. bu boobaa dinañ ko jël dugal ko ci biir étudier ko sur le plan scientifique xool faisabilité bi dugal ko ci recommandation yi nga xam ne bés bu ñu paree moom la ñuy jébbal gouvernement bi ñu fi teg. d'accord ñu gis ne tam grève yi bëri na syndicalistes yi bëri nañ li ñuy ñaxtu ndax ñoom tamit yéen boole ngeen leen ci biir waxtaan yi parce que ñoom am na solo ñu leen di boole ci biir waxtaan yi ndax bu ñu déggee crise scolaire bëri na ci ñoom rek la ñuy gis ci li nit ñi di gis ñoom rek la ñuy gis ñuy ñaxtoog yooyu. waaw effectivement loolu dafa am solo. ndax syndicalistes yi itam ñoo ŋànk jàngalekat yi. ñoom dañuy am tout le temps des problèmes avec gouvernement bi fi nekk toujours en place loolu moo waral ci biir comité de pilotage bi syndicalistes yaa ngi fi ci biir comité d'appui scientifique bi syndicalistes yaa ngi ci biir comité d'organisation bi syndicalistes yi ñu ngi ci biir tant au niveau national et au niveau régional. même atelier bi ñu doon def barki démb mu nekk atelier boo xam ne ñu ngi ko tuddee atelier d'harmonisation et de réorientation. lu tax loolu bi ñu mettre en place comité bi au niveau national ministre dafa demande aussi ñu mettre en place les comités au niveau régional ñoom ñu commencé di liggéey région bu ne di liggéey ba yónnee ñu ay rapport on s'est dit que baax nañu toog ñu bokk compréhension xam canevas de rapport yi naka la conférence yi au niveau régional naka lañ ko war a defee fora yi naka lañ ko war a defee nit ñi ñu war a wax ne
war nañ leen laaj lu ñu leen war a laaj, lan questionnaire yi lañ leen war a jox, lan mooy seen xalaat ci mbir mi, ñu harmoniser ko ñëpp bokk démarche ba nga xam ne ëllëg ak si biir du am ñu déborder def leneen fekk du loolu la ñu waxoon na liggéey bi noonu lay doxale. D'accord. bi ñu defee atelier boobu itam dañ ci convier les syndicalistes, au-delà ñi bokk ci biir comité d'organisation ou comité scientifique, comité d'appui, comité de pilotage, mais dañu convier société civile, convier les parents d'élèves, convier tous les partenaires de l'école pour ñu réfléchir ci loolu ku ne joxe point de vue am. ñetti fan lañ ko def ba loolu démb la jeex. bu ko defee bu ñu delloo ci région yi ku ci nekk mun a xam liggéey bi naka nga koy améliorer waatee naka nga koy tegaatee ci raay yi. donc mën nañ jàpp ne ci njeexitalu atelier boobu ndaje boobu ñoom yéen ñëpp d'accord ngeen ci li nga xamante ni moom ngeen fas yéene wéyale. waaw ndax loolu mooy conclusion yi ba valider nañ ko ne désormais nii la ñu war a defee liggéey bi. li ñu bëgg itam pendant 4 mois. ci Sénégal télévision yi. rajo yi rajo communautaire yi waxtaan yi doonatul doon dara lu dul mbirum njàng ak jàngale ak Sénégal gii ñu nekk ñu bëgg a wax ne dañu bëgg mu nekk un Sénégal émergent ban façon citoyen la ñu war a construire ba ku ci génn doone rek cadre laa war a doon ci ministère bi waaye mun nga nekk entreprendre sa bopp réussir nekk nit ku baax koo xam ne suñu mag ñu njëkk yi avant école coloniale di fi nekk ku mel ni Serigne Touba ku mel ni El Hadji Malick ku mel ni Cheikh Oumar Foutiyou ku mel ni ñu bëree bëri nga xam ne dañu amoon ay école ay daara di formater ay nit ñu am valeur di formater ay nit ñu engagé di formater ay nit ñu entrepreneur di réussir seen àdduna ñu xool loolu yëpp naka lañ koy jëlee dugalaat ko ci mbiru école bi. mu mel ni aussi benn affaire remarqué nañ ko taxawaloon nañ fi PEDEF muy programme décennal de l'éducation et de la formation mais gis nañ ne bu fekkee am na ay avancées aussi am na ay mbir yoo xamante ne des na lu mel ni qualité bi ba tax ñu indi paquet waaye it qualité njàng mi dafa mel ni tam dañ koy ressentir ci élèves yi ndax ndongo yi ni ñu xarañee woon ak langue française ni ñu ko doon manipuler dafa mel ni dafa des ndax tamit sóoraale ngeen ñi nga xam qualité boobu nekk na priorité ci biir assises yi. waaw très bien xam nga assises yi dafay dem au-delà des programmes xam nga PEDEF programme la paquet programme la programme yooyu nag ñu xarañ au niveau du ministère de l'éducation des acteurs yu vraiment engagés am compétence bi loolu duñ ko discuter ay programme la léegi nag assises yi dafa dem au-delà des programmes xam nga programme yooyu noonu mu baaxee am peut-être faille ci qualité paquet ñoo ñu koy corriger terewul ba tey école baa ngi am crise léegi moo tax ñuy laaj lan la ñu war a jàngale lan moo war a nekk contenu bi lan est-ce que ñun on a une école sénégalaise est-ce que sénégalais yi ñu ngi retrouver wu ci école bii di exister ndax tey boo demee ci certaines régions boo xoolee nombre d'élèves yi nekk ci école yi ak nombre de talibés yi nekk ci daara yi nombre de talibés yi leen ëpp fuuf ça veut dire quoi est-ce que ñooñu tey jël seen doom yi di insister di leen yóbbu fële ca daara ja ànd nañ ci ni ñuy jàngale ak ni ñuy former jàngalekat yi ak continue yi ñuy jàngal seen doom yi donc assises yi deful planification de l'éducation bindul programme dafa dem au-delà de ça dafa bëgg a dem ci communauté bi dafa bëgg a dem ci nit ñi laaj leen ban façon citoyen lañu bëgg ban façon école la ñu bëgg ci seen réew bu ko defee nag dinañ tenir compte ci paquet ndax programme la bu am solo PEDEF jeex na paquet fi nekk te ñi fi ko bind dañu xarañ ci mbirum éducation dinañ ci tenir compte ci li daara yi wax tenir compte ci li sëriñ yi wax tenir compte ci li xale bi dox ci mbedd mi xalaat ne moom école bi mu bëgg a dugg nii la bëgg mu mel tenir compte ci yéen journalistes yi pour mun a améliorer lépp nag teg loo xam ne ñu ne ah ñun kat bi ñu waxee ak sénégalais yi nee nañ bi façon école lañ bëgg kon nag nañu revoir mbir mi ba teg ko ci li sénégalais yi bëgg pour ñu am citoyen bi ñu bëgg. d'accord bi ngeen càmbaree mbir mi ak léegi fi ngeen toll. ban diir la def. waaw bi ñu nommé léegi nag il faut dire que président bi la ñu njëkk a nommé. ñu toog lu moon 3 weer ñun ñu doog ñu nommé. actuellement ñu ngi ci mois de février daanaka ci mois de novembre. la ñu jot suñu ay arrêté mais bi ñu jotee arrêté bi dañ doon liggéey ci biir comme
premier atelier bi jotaguñ ko woon def liggéey bi ñu doon liggéey scientifique lañ ko doon wax di bind di xalaat thèmes yi nu mu war a tudd maanaam dañu war a jàngat mbiru préscolaire dañu war a jàngat mbiru daara dañu war a jàngat mbiru langue nationale yi naka lañ ko war a fexe dugal ko ci njàng mi dañu war a jàngat mbiru alphabétisation xool taux d'analphabétisme de 57% bi nga xam ne Sénégal moom la ñu am d'après statistiques yi est-ce que ci condition boobu mun nañu développer suñu réew ñu jàngat moyen secondaire élémentaire enseignement supérieur mbiru njàng yëpp jàngat mbiru dialogue social bi mbiru syndicaliste jàngalekat kan moo war a jàngale nu mu war a mel ban nit moo war a nekk jàngalekat réellement bu waree jàngale lan lañ mun a def ci moom pour mu war a nekk jàngalekat bi ñu bëgg ñu def loolu yëpp di ko bind di def réunion ci biir membre assises yi ba génne benn document bi ñuy wax cadre de référence ak cahier de mission ba réorganiser aussi les termes de référence de manière scientifique pour xam naka lañ koy appliquer loolu la ñu pare nag bi loolu jeexee ba ñu soumettre ko le ministre de l'éducation nationale toog présenter ko mu valider ko ci la ñu oo nag région yi ne ko na leen désormais mbir maa ngi nii nag démb bi ñu génne ci atelier boobu nag lañ ko lancé officiellement ku ci nekk xam na nga doon doxale ndax nii la bu dul nii ma réorienté bu dee nii la ma gën ci foncé yan jafe-jafe ngeen jànkonteel bi ngeen di liggéey waaw xam nga nag comme ay nit ñu engagé lañ bugg seen réew du ñàkk jafe-jafe sa mais dañ koy minimiser nag ndax itam nekkul na ñun rek ñu fi ay sénégalais yu mun liggéey bi autorités yi xool ñu tànn ñu ne nañu ñëw taxawal lii ŋànk ko yor ko laaj sénégalais yépp man duma ci gis jafe-jafe lu ci ñëw rek dañ ko war a dékku gérer ko ba mun ci génn ndax confiance bi dafa mag cela va être historique ñu ne tey diw bi ñuy xool mbiru éducation di ko càmbaraat pour Sénégal tegu ci yoon ñu am citoyen yu baax man ca laa bokkoon lu ca métti man duma ci gis méttit bànneex laa ci gis waaye xam nga Sénégal dañuy faral di jànkonteeg benn jafe-jafe mooy bu ñu tàmbalee benn mbir du am suivi ndax bàyyi ngeen xel ci loolu waaw bàyyi nañ xel ci loolu ndax ci liggéey bi ñuy liggéey dañu bu ñu paree ni dañuy mettre en place benn équipe de suivi boo xam ne dafay nekk en contact ak gouvernement bi recommandation yi bu ñu ko valider chaque recommandation dinañ joxe délai buñ ko war a exécuter am équipe bu fi nekk équipe boobu nag membre gouvernement dina ci bokk représentant président représentant premier ministre représentant ministère yi société civile syndicaliste pour ñu toog di suivre ndax lii nga xam ne sénégalais yëpp ñoo ko décidé pour suñ njàng ak njàngale tegu ci yoon bu ma waxee njàng ak njàngale nag daara ak lépp ngi ci biir day tegu ci yoon ñu nangu ko kon dañ ko war a appliquer te lii ñuy liggéey nekkul pour tey pour suba pour gannaaw suba fii ba 30 ans fii ba 35 ans beneen gouvernement bu fi munti ñëwee bu ciy changé itam du doon loo xam ne dafay influencer ci doxalin bi ñu defoon wala influencer sur le plan négatif ba mu am lu mu ci yàq. d'accord conclusion yi nga xam ne tënk ngeen ko ci waxtaan yi ngeen waxtaan lël yi ngeen def ak yooyu yaakaar ngeen ne boo leen ci génnee dinañ saafara jafe-jafe yi jëm ci njàng meek njàngale mi parce que tam doon na problème boo xamante ne ba léegi askan wi buñ ci amee yaakaar tam du torop waaw xam nga nag ñun yaakaar rek la ñu am yaakaar la ñu am ak suñu gëm-gëm ak suñu engagement te xam nañ ne li ñu sas dafa rëy te nag dañu bëgg a changer li ñu naan changement de paradigme ci démarche bi loolu la ñuy wax démarche inclusive mooy li ma la wax ci njëlbeen ba ku ci nekk dinañ la laaj sa xalaat fu ñu munti dugg ci village yi ci communauté rurale yi ci nit ku nekk ku ñu xalaat ñi am expérience dinañu dem sa ba jéggaani dem ci réew bu mel ni Finlande nga xam ne dañu réussir ci en matière d'éducation dem ci réew bu mel ni Corée dem ci réew bu mel ni Chine ci réew yi nga xam ne vraiment am nañ expérience positive en matière d'éducation jéggaani li ñu doxal andi ak li réew mi laaj li ñu wax li ñu bëgg ñu teg ko càmbar ko bu réussir ñu sant yàlla bu réussirul na xam naa génération future yi di ñëw dinañ ñu mere mais bu réussir itam dinañ ñu gërëm mais dañuy ñaan mu réussir def ci suñu énergie
def ci suñu xam-xam def ci suñu moyen def ci suñu gëm-gëm def ci suñu bëgg réew ba loolu mën a réussir di ñaanit fu ñu dem ci kër xalif yi balaa ñuy tàmbale dinañ leen wax ñu ñaanal ñu pour lii ñu dénk ñu yàlla def ci réussite ba Sénégalais yëpp gis ci seen bopp xam nga suñu taxawalee comité bi ngir njàng meek njàngale mi jëm kanam dafa mel ni am na lu ci sooxe woon ndax mën nañ dellu si ci jafe-jafe yi nga xamante ne yéen fa ngeen sukkandiku ngir mën a taxawal lii waaw xam nga nag képp kuy Sénégalais xam na ne njàng mi dafa sooxe et depuis des années et des années depuis des décennies loolu nag dafa bëri lu ko waral benn bi gouvernement bi souvent dafay am ay lu mu d'accord ak syndicat yi des fois gouvernement bi du respecter li mu waxante ak syndicat yi des fois syndicat yi duñu respecter lu ñu waxante ak gouvernement formation bi am na jamono joo xam ne dañu jëloon ku ñu jël rek ku ñu gis mu bugg a jàngale rek nga am profil bi war nga bañ ko am ñu jël la dugal ci mbiru jàngale wala ñuy jël di former ci 9 mois wala di jël sa lu ñu former boo duggee ba pare ñu lay defar renforcement de capacité am na ñoo xam ne nag difficulté Sénégal yi amoon ca jamono yi ci gannaaw maanaam mbiru pauvreté yu mel noonu taxoon na ba ku ci nekk liggéey boo munti am rek nang ci for dara donc doo doon dugg ci jàngale par conviction danga ci doon dugg pour am ci moyen dimbali say waajur ñu ci bëri moo leen ci dugal am na yeneen dafa bëri maanaam itam ñu créer ay école yi conditions yi ñu ko créer teguwul ci yoon day nekk ay abri provisoire am na ñoo xam ne du ñu wóolu bàyyi seen doom yi ñu dem ci conditions yooyu wala bu ñu leen ci wóoloo itam effectif yi dina dem benn classe nekk 100 élèves nekk 70 élèves jàngalekat ba tàggatuñ ko benn façon tàggat boo xam ne mun na jël ñooñu en charge donc éléments yi ci dugg dafa bëri peut-être ku nekk am ci sa part de responsabilité moo tax nag ñu war a toog jàngat mbir moomu xool naka lañ koy saafara loolu bokk na ci li andi assises yi li ci andi assises yi tam bokk na ci ne chômage bi gis nga dafa bëri ñun li ñuy gën di former moo nekk formation générale du ñu dem jël nit ki boo jàngee soit ba CM2 rek ñu ne kii kat au lieu muy continuer li mun na dem defi apprentissage mun na defi formation technique pour génn yor benn métier bu leer ndax di nga dem ba bac te doo nekk professionnel lu dara di nga dem ba am licence doo nekk professionnel lu dara loolu yëpp laaj na ñu càmbar ko xool formation technique formation professionnelle apprentissage nag lañ koy gën a joxe valeur ban moment la war a commencer ba nga xam ne boo jàngee tuuti rek boo génnee am nga sa métier bu la kenn recruter wul mun nga def sa entreprise bopp nga xam ne mun nga ci génn secteur privé bi itam seen entreprise yi ñu xam lan la ban citoyen ban employé lañ soxla pour ñu mun a former ñooñu ci école yi pour bu ñu génnee mu wóor leen ne dinañ am fu ñu dugg donc yooyu yëpp dafa bokk ci càmbar bi càmbar bu xóot la laaj pour xool problème yëpp nan la ku ci nekk am sa part de responsabilité buñ ci génnee ëllëg ak si biir xaj na dina saafara loolu la ñuy ñaan waaye it ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi léeg-léeg ñu jànkoonte aussi ak ay jafe-jafe ñi nekk maanaam ci biir réew mi ndax condition yi ñuy jàngale wala condition yi nga xamante ne moom la ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñu leen di jàngal yi ñuy jàngale ndax yéen it dem ngeen ba xool loolu mën koo lijjanti waaw loolu bokk na ci suñu liggéey xam nga loolu dañ ko étudier ba xam ne loolu dafa exister mooy abri provisoire yi ma lay wax léegi jàngalekat yi léeg-léeg doon nañ jàngale ba weer dee pour ñu fayeeku seen salaire mu nekk problème effectif yi dafa bëri donc suñu liggéey ci mbir mi dañuy dem ba ci yooyu yëpp laaj parents yi laaj jàngalekat yi xam nga laaj képp ku nekk ci entourage yu njàngale laaj la ci sa xalaat yow nga wax ñu lan nga xalaat ne bu ñu ko defee lii dina saafara te loolu dañ ciy tenir compte d'accord mu mel ni fi mu nekk ni liggéey bi warul mën a yomb bu fekkee ne problème yëpp bëgg ngeen ko càmbar parce que jàng bi suuxee na trop Sénégal liggéey bi moom xam naa ne du yomb waaw xam nga liggéey dara yombul ci àdduna xam nga lu ci am solo rek mooy sa engagement ak sa gëm-gëm ak sa bëgg li ngay def ak rigueur bi nga koy defee ak fulla bi nga koy defee soo ko defee loolu yàlla daf la koy yombaleel xam nañ ne lu diis la lu diis li ñu dénk
du lu ndaw mais bu ñu gëmee am yéene ne lii dañu bëgg mu baax te bu ñu ko defee suñu réew lañ ko defal suñu askan lañ ko defal yàlla dafay oyofal yan bi te sénégalais yi nag ñu ngi leen di woo képp fu waay nekk nga nekk biir Sénégal nga nekk bitim réew nga xalaat ne am nga xam-xam ak vision boo xam ne boo ñu ko joxee mun na améliorer école bi joxe naa léegi adresse site bi mun nga ci dugg joxe naa adresse fi siège bi nekk mun nga ñëw fekk ñu fa andi sa xam-xam mun nga bind ci journal def sa contribution bu boobaa li nga wax dinañ ko jël en compte pour améliorer l'école sénégalaise. yéen boo leen ko jëlee bu ñu leen joxee jafe-jafe yi yëpp boo leen ko jëlee naka ngeen ko fas yéene doxalee. waaw xam nga maa ngi la naan sànq dañu mettre en place benn comité d'appui scientifique avec des experts. boo ñoo xam ne lépp yow loo wax ak noo ko waxee ak nu mu tasaaroo. nga wax li nga xalaat ñoom dañ koy jël organiser sur le plan scientifique ba xam ne lii nga wax ni nii lañ ko mën a defee. ngeen jébbal ko jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng mi. waaw bu ñu paree lépp nag jébbal ko le ministre de l'éducation moom tam xam naa mu jébbal ko premier ministre wala président de la république ba ñu nangu loolu nag ñu mettre en place comité de suivi boobu muy suivre loolu ñu wax ndax ñu ngi koy appliquer. mais est-ce que tamit dinañ ko jëfee dinañ ko bàyyi xel bu fekkee togg ngeen ko ba mu ñor tam te mu yegg ci kaw parce que Sénégal loolu lañ fi gis dañu gis ne à chaque fois lu ñu wax du yegg lu ñuy jëfee du yegg fa mu war a yegg du fa yegg ndax du doon peine perdue aussi. yaakaaruñ ko li tax yaakaaruñ ko mooy ñoom ñoo ko santaane. le président de la république moom ci boppam ci moom la santaane assises yi bi mu toogee ba léegi dafa gis crise bu métti bi mu vivre ko xam ko mu santaane ko ministre de l'éducation itam kontaan ci loolu taxaw ci ñun ñiñ ko joxe ñu xalaat ne nañ ko daan defee ñun nañu changé nañu dem ci communauté bi nañu dem ci nit ñi nga xam ne ñii ñoo wax ne lii la ñu bëgg bu ñu paree président ba santaane woon mbiram ak ministre ba ko santaane woon yaakaar naa ne loolu dinañ sawar pour exécuter ko buñ ko deful it dinañ leen ne yéen ñu ko santoon ñun nag am na fu ñu yem dañu sant liggéey dinañ ci góorgóorlu def ko dinañ leen ci ñaax bu ñu paree ba nangu ne lii ñu jox leen xam nañ ne communauté bee ko wax nit ñee ko bëgg yaakaar nañ ne dinañ ko def ndax gis nañ bi ñu fi toogee ba léegi ni ñuy doxal pour defar réew mi la pour améliorer condition nit ñi la pour améliorer jàng bi la ci fànn bu ne ñu ngi cay góorgóorlu donc bu ñu sante li yaakaar nañ ne buñ leen joxee résultat yi dinañ ci kontaan te dinañ ko appliquer. d'accord suñ la déggee ci sa wax mu mel ni tàmbali ngeen dem ci gox-goxaan yi waxtaan ak nit ñi ubbi ngeen tamit seeni buntu pour nit ñi mën a ñëw ci yéen ndax tamit ci gox-goxaan yi ndax mën nga ñu wax fan ngeen yeggagul parce que jot ngeen dem ci yenn gox-goxaan ubbi ngeen seeni bunt ak yooyu fan ngeen mënagul yegg te ngeen yaakaar ne boo leen fa bëggee dem mën na am ngeen jànkonteeg jafe-jafe. waaw parce que Sénégal bari na ñoo xamante ne mbirum njàng dañ ko xaw a nasaxal dañ ko xaw a par exemple am na parents yoo xamante ne vraiment ba léegi ñi ngi dund loolu ci Sénégal yenn coins yu reculé yi jàng ñoom jëluñu ko teg ko fi nga xamante ne fa lañ ko war a teg ndax ñàkk xam. waaw ban yaakaar naa ne jafe-jafe du ci am ndax bi ñu commencé ba léegi muy ñun muy niveau régional bi amaguñ ci ay jafe-jafe xam nga loo gis rek porte d'entrée la. li tax certainement li nga wax ne ba léegi am na ci foo xam ne fii ba léegi ñooñu ànduñu ci mbirum njàng ak jàngale mooy li ma la wax rek xañ na dañu gisul seen bopp ci école bi ñu mettre en place mais suñu demee ne leen léegi dañu bëgg yow mii Mame Marie li ñuy jàngale ci école bi lan moo ci sa xalaat naka nga ko bëggee xale bi jàng ci école bi ba génn naka nga bëgg mu mel yow nga wax ñu sa xalaat ñun loolu la ñuy wuti ngeen xalaat rek ngeen di wut. waaw boo leen demee ci terrain bi jànkoon gis ay jafe-jafe yoo xamante ne am na ay élèves wala ay parents yoo xamante ne ñi ngi koy dund ak seeni doom. jëm ci wàllu jàng ban réaction ngeen di am yéen ñi nga xamante ne li leen tax a jóg moo di fexe ba jàng beeg jàngale bi. tegu ci yoon réaction bi ñuy am mooy dañuy waxtaan ak ñoom ne leen lan moo leen naqari ci njàngale mi. lu waral lii xam nga dinañ ñu jox raison yi. dinañ jox cause yi. ne lii a tax ñu doxale nii ñu ne leen nag comme lii a tax ñu doxale nii yéen lan ngeen bëgg ñu doxale. bu boobaa ñoom dinañ ñu wax seen xalaat ñu bind ko te dinañ ko dugal ci recommandation yi wane ne nii moo leen naqari ci mbiru njàng meeg njàngale bi te bu doon seen sago nii la war a demee bu doon seen sago seen doom bu duggee fii ba pare nii la war a mel loolu dañ koy dugal ci recommandation yi ba pare boole ko ci li nga xam ne moom la ñuy jox état bi ne ko nag sénégalais yi kat te bu boobaa xam nga dañuy def statistique bi
naan fukki sénégalais wala 100 sénégalais nii la ñu bëggee 100 sénégalais lii la ñu laaj loolu nag ñu traduire ko en acte scientifique def ko ba nga xam ne nag lii la war a dem nag ñu jébbale ko donc ñun duñ ci war a mun a am difficulté ndax loo gis rek nit ki boo ko joxee cëram jox ko cëram xam ne yow lii ci nga bokk boolewuñ la ci da nga ci bokk da nga ci am kaddu da nga ci war a wax te sénégalais bu ne am na droit wax ci mbiru assises yi sénégalais bu ne war na am na droit wax xalaatam ci njàng meeg njàngale bi sénégalais bu ne war na andi contribution am ci lii ñu war a def ndax c'est pour le Sénégal c'est pour le citoyen sénégalais c'est pour tey la pour suba la pour gannaaw suba la pour lu sori la donc ku ci nekk war nga wax avec sincérité ak sa aqulaay taala bu doon sama sago école sénégalaise nii lay ne ndax ñu bëri dañu naan on n'a pas une école sénégalaise suñu école bi ñu nekk dañ ko jéggaane rek alors que avant les colons y avait des écoles amoon na fi nit ñi doon jàngee suñu érudits yi fu ñu génnee ci école bi ci ay école coranique la ñu génnee ci ay daara la ñu génnee tey boo tegee citoyen bi génnee ci daara bi ak citoyen bi génnee ci école bi suñu waxtaanee wala suñu jëfee la nga gis différence bi lu tax duñu jël loolu suñu maam yi suñu érudits yi defoon fi seen daara yi na mu meloon contenu ya amoon foofu nañuy former seen élèves yi ñu jël dugal ko boole ko ci lii ñuy def loolu de dafa mel ni kon liggéeyu jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàngale mi wala sax nguur gi moo desandi parce que tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàng ñoo def enseignement islamique ñoom it bëri na li ñuy ñaxtu ne seen gëdd joxuñu leen ko bu fekkee ne sax teewoon nañ ci ndaje bi nga xamante ne def ngeen ko yàggul ndax ñoom it yëkkati nañ seen kàddu wax leen jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. fi nekk ni li tax ñu teg lii problème yi ñu fi fekk la te xam nga problème boo xam ne problème yi bëri na te secteur yi mu laal tam bëri na dafa bëri te ñoom bi ñu ñëwee fekk fi problème yi xam nga problème mënoo xëy suba rek faj ko balaa nga ko koy faj da nga koy diagnostiquer da nga koy analyser approfondir analyse bi nag xam lii lan mooy fondement bi lu créer lii yëpp li ko créer nag nekk lu bëree bëri moo tax ñuy def bi étude moo tax ñuy def yi assise fu ci nekk nag ñu laal ko fu ci nekk ñu càmbar ko ba xam lii lan mooy cause bi ñoom loolu la ñu sant pour trouver solution bi ndax solution mënuloo ko xëy suba rek andi ko te fekk problème bi xamuloo lan la soo tëbee dugg ci noonu rek da nga koy effleurer doo trouver jamais solution da ngay régler lii bàyyi lii moo tax lii kon ñoom ñëpp ñu nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk wër wala ŋànk njàng meeg njàngale bi mën nañu jàpp ne rafetlu nañu taxawaayu assises yooyu waaw ñu xam nga pare nañ tamit pour gunge leen ci fànn boobu pare nañ ci xam nga assises yi ñuy def ñi ko ŋànk mooy ñu yore mbiru daara yi enseignement religieux formation professionnelle formation technique apprentissage ministère de l'éducation ñoo ko ŋànk ci mbirum soit gouvernement soit di ko pratiquer comme daara yi donc ñooñu ñëpp dañ leen ci impliqué même démb atelier bi ñu doon def ils sont représentés ñoom wax nañ li leen naqari lépp ak ni ñu gisee mbir mi ak ministère de l'éducation d'habitude bu doon def statistiques yi ñi jàng ak ñi jàngal ñi dugal daawuñ ci boole daara yi xam nga kon déjà boo jëlee ko jàng daara jàng arabe jàng alxuraan nga ne analphabète la sa calcul bi ngay def faussé nga ko au départ donc loolu yëpp dañ ciy tenir compte kon daal fi mu nekk nii mën nañu jàpp ne bu assises yi bu féetee boor ba ñu defar ko ba càmbar ko ba teg ko nguur gi mën na am beneen jéego boo xamante ne dina ko def ñeel wàllu njàng mi aussi loolu la ñuy ñaan ndax loolu tax ñu impliqué syndicat yi démb maa ngi waxtaan ak benn syndicaliste man ko gis nga lii da ngeen ci war a bokk dem au niveau régional bokk ci conférence yi bokk ci groupe thématique yi pour orienter seen xalaat ngeen wax ko keneen wax ko xam ba ëllëg ak si biir bu lii du génne di ngeen ne ñun kat ca lañ bokk ca ña ko def mënu leen ci génn ñun ñoo ko étudier noo moo tax ñu boole ñëpp kenn du ne kenn boolewu yéen a ngi travailler te woote nañ ci rajo yi maa ngi wax ci seen télévision Mourchid la chaîne des valeurs que j'apprécie beaucoup ndax valeur dafa am solo ci askan que oo nañ Sénégalais yëpp foo munti nekk lépp loo xalaat ne mun na defar njàng meeg njàngale mi ma baamtuwaat ne njàng meeg njàngale bi daaraa ngi ci école coranique yi alphabétisation ngi ci langue nationale a ngi ci préscolaire a ngi ci case des tout-petits ngi ci moyen ngi ci secondaire a ngi ci lépp ngi ci mbirum njàng ak njàngale ñiy jàngale franco-arabe képp ku ci am xalaat ne naam lañ ko war a tabaxe fii ak 30 ans 35 ans pour Sénégal vraiment njàngalem tegu ci raay yi nga xam ne dinañ
defar citoyen yoo xam ne moom la ñuy ñaan citoyen bu am jom bu am ngor bu jombale boppam wax yenn yi bu nangu liggéey bu gëm réewam bu am fulla ci li muy def bu am rigueur képp ku ci am xalaat na ko andi. ndax tam nguur gi comme moo leen dénk liggéey bi yombalal na leen lépp maanaam moyens yi nga xamante ne moom ngeen bëgg a liggéeyee ndax yëpp yemb na. waaw nguur gi mettre nañu en place benn budget au niveau du ministère de l'éducation jaarale ko ci DAGE bi pour activité ndax dañu def budget boo xam ne dem nañ ba présenter ko ministre bi ba mu valider ko. am na lu ñu jote jox am na loo xam ne dinañ ñu jàppale ñu mobiliser ko ñu def ko. am na loo xam ne ñun ñiñ ko dénk itam dinañu góorgóorlu lu ñu xam ne mun nañ ko uti def ko ci pour lii mu réussir ndax ku la wóolu jox la mbir quand même foog nga def ci itam sa jom. sa góorgóorlu ba mu réussir. buñ ñu joxee bu motee yaakaar nañ ne dina mot. bu laajee luñ ci ut dolli ko ci ñoom dinañu ci jàppale wala ñun ñu ut ay pexe yoo xam ne dinañ ko yokk ba mun ci génn ba nit ñu demande nii wóoluñu ci yaakaar ñu ci. ñu am ci ndam. bu weesoo aussi ubbi seen buntu woo askan wi ñu ñëw wax seen xalaat wala yéen ngeen déplacé wu dem ci yenn gox-goxaan yi yan activité ngeen yaakaar ni war ngeen ko mën a def aussi. waaw activités yi pour gën a sensibiliser askan wi gën leen ñaax. waaw activités yi ñuy def mooy li ma la wax région bu nekk. fu ne ak ci département yi dañ fay organiser ay fora. populaire au nit ñi. am na ay carnaval yu ñu koy defee organiser ay conférences. organiser ay rencontre dem itam di interviewer képp ku mu sa nekk ministre de l'éducation nationale nga nekk fi wala formation professionnelle. parce que doon na am solo aussi ñoom tam ñu wax leen seen xalaat ndax ñi ngi naan ku la jiitu ci dara ëppale la ci dara. loolu la prévoir nañ interviewer ministre éducation yi fi mus a jaar ñi fi nekk képp ku yor mus a yor affaire u njàng ak njàngale ak ñi yore école coranique yi daara yu mag yi ku ci mel ni Mamor Mbacké mi yor école daara yu mag ci Sénégal partout ba am ci ay université képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci loolu dinañ la interview bi dina nekk public ñëpp di ko déglu wala di ko seetaan dem itam ci communauté rurale yi interviewé leen ndax xam nga éducation compétence transférée la dem ci collectivité locale yi laaj leen seen gox yi difficulté yi ñu am ña fa nekk ñu laaj leen ba pare yooyu yëpp chaque fois day am ay rapport yoo xam ne dañ koy defar di ko compiler di xool li ñu jëlee ci gox bu ne ñi nuróole xam nga gox yi dafa wute réalité bi nekk Ziguinchor sud bi ak réalité bi nekk nord wala ouest dafay différent donc spécificité boobu di am ci chaque zone dinañ ci tenir compte ku ci nekk wax sa xalaat ñu xam loolu yëpp naka lañ koy càmbare liggéey boobu la ñuy def à chaque fois lu ñëw rek dañuy def remontée yi traité ko avancé. mbokku téléspectateurs yi ma di leen wax ne ñi ngi ba tey ci seen biir émission interpellation tey ñuy dalal madame Nafi Gassama Ndiaye mi nga xamante ne moom dafa sóobu bu baax a baax ci lépp loo xam ne dafa ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax yàgg naa liggéey ci wàllu njàng ak njàngale kon nag jàpp nañu ne xanaa conclusion yi buñ ko tënkee bu paree daal dina doon macha allah pour Sénégal pour école sénégalaise. waaw loolu daal la ñuy ñaan ndax lépp lu ñuy def daal dañuy def une démarche inclusive maanaam képp koo xam ne am nga ci sa xalaat war nañ la seeti ñu yaakaar ne boo ñëwee sa contribution dina améliorer li ñuy def dinañ accueillir contribution yi dugal ko ci am nañ yaakaar ne itam nii ñu engagé woo gëm li ñuy def Sénégal yëpp dinañu ci jàppale ndax du suñu yëfu ñëpp la du affaire d'expert déedéet du yëfu expert ku ci nekk am na loo mus a dund am na loo mus a def am na loo mus a gis am na loo xam ne am nga expérience fenn foo xam ne lii yaakaar nga ne boo ko ci dugalee dina améliorer li ñuy def boo ko àndee dinañ xam ne Sénégalais yëpp ñoo ko bokk tabax bu boobaa xam naa ñi fi nekk dinañ ci kontaan te dinañ ko exécuter ndax loolu la ñuy ñaan te bu boobaa xañ na crise yi ñu nekk dina nekk un mauvais souvenir. d'accord en tant que koo xamante ne wax dëgg yàlla xam nañ ne def nga ay jéego yu rëy ci wàllu njàng bi jafe-jafe yi nga xamante ne hormis assises yooyu yéen da ngeen ko doon dund te gis ngeen ne am na amélioration wala sax am na loo xamante ne xaw na ci des. ci wàllu ministère de l'éducation ndax mën nga ñu ci wax tuuti. waaw ministère de l'éducation nag. xam nga actuellement sax ñu ngi nekkoon doon def réorganigramme bu bees premier draft bi génn na ndax dafa amoon moment boo xam ne mission service yi dafa jaxasoo woon
yow mun nga yor sa service am mission yoo xam ne keneen yor beneen service nga gis mission yi dafa doon def ay amalgame donc loolu ministre bu bees bi Serigne Mbaye Thiam ndax defuma politique am ndax xam nga dal ak ràññee dafa am solo ci liggéey te moom yàlla may na ko loolu lépp lu mu gis daf koy étudier xool ko laajte ci ay nit ñi nga xam ne am nañ ci expérience organiser ko ba loolu la nekkee def na vraiment benn pas bu positif au niveau du ministère de l'éducation te loolu nag chaque fois nit buñ la dénkee dara fi nga ko fekk da nga ko war a gën a jëmale kanam boobu ba léegi liggéey nga ak xëy na jëwriñ yu bëri yoo xamante ne dañ leen dénk wàllu njàng mi ministère de l'éducation bii nga xamante ne moom lañ fi taxawal mu di Serigne Mbaye Thiam am nañ ci yaakaar am pour na école ci yaakaar sénégalaise bu baax a baax ndax am na beaucoup d'amélioration ci liggéeyam waaw voilà mbokk téléspectateurs yi ñi ngi ci jeexitalu émission bi xanaa rek ma lay laaj sa kàddu bu mujj waaw sama kàddu bu mujj moo nekk rek maa ngi ñaan sénégalais yépp góor ak jigéen ak foo munti nekk nga xam ne assises yi ñépp a ko bokk dafa fekk ne nag mbir lu mu munti doon foog am ñu ko ŋànk ñi ko ŋànk nag ñu ngi leen di woo ci site bi di leen woo ci siège bi di leen woo ci région yi ku bugg a dem inspection régionale boo dem ne leen dama bugg a def contribution ci assises yi dinañ la wax canevas bi ak calendrier yi yëpp dina nekk ci biir site bi foo laajte boo ñëwee ci adresse bi ma joxe woon léegi Sacré-Cœur VDN numéro 219 loo ci bugg a xam dinañ la ko wax contribution boo bugg a wax dinañ la wax naka nga ko mën a defee ñu ñëw Sénégal yëpp soobu ci mbir mi pour nga xam ne intérêt sénégalais rek la pour ñu am une vraie école sénégalaise bu nekkul une école coloniale ba ku ci nekk mun ci gis sa bopp école boobu nag daara yaa ngi ci ñëpp a ngi ci bàyyiwul dinañ ci gis seen bopp pour ñëpp mun ci gis seen bopp ku ci am sa xalaat bu dee alxuraan ngay jàngale bu dee arabe ngay jàngale bu dee français ngay jàngale bu dee langue nationale ngay jàngale loo munti jàngale ak koo munti doon ci réew mi woo nañ la pour nga andi sa xalaat apporter ñu sa contribution pour lii ñu mun bugg a def mu nekk mbiru Sénégalais yépp ba ku ci nekk mun ci gis sa bopp ba crise yi ñu nekk ak crise des valeurs yi ñu nekk mu dëdduñu Mourchid TV buñ ko waxee dañ ci toftal la chaîne des valeurs mu mel ni kon valeurs yooyu dafay lëkkaloo ak li nga xamante ne moom yéen ngeen di prôné mu di wàllu jàng bi naka lañ koy defee ba mu kii sa gis-gis ci télévision Mourchid waaw Mourchid TV nag dafa nekk télévision bu ma sopp télévision bu may seetaan ak sama borom kër itam di ko seetaan ndax mbiru valeur yooyu ngay wax ndax dama am habitude di wax ne man am na affaire yoo xam ne yu bari dafa may choqué ndax dafay dëddu valeur dafay dëddu suñu yar bu njëkk ni mu meloon jombale sa bopp wax yenn yi jombale sa bopp wane sa cër jombale sa bopp am yenn façon réaction yi donc Mourchid TV lii mu taxaw damay ñaan yàlla mu nekk exemple ci réew mi ba télévision bu ne di xool di prôner valeur di prôner jom di prôner dignité di prôner respect sa nawle booy wax ak moom nga xam lan nga koy wax nga jomb ko wax yenn yi wala nga rus ko wax yenn yi ku la mag nga rus ko wax yenn yi kuy sa rakk wala kuy sa doom sa nga rus ko wax yenn yi ndax loolu moo musa nekk suñu ay valeur pour ñu dellu si ci loolu donc Mourchid TV ma di leen féliciter di leen encourager di ñaan yàlla seen télévision bi dem fu sore ndax valeur dafa am solo ci askan repère dafa am solo ci askan amin yaa rabbi mbokk téléspectateurs yi ñi ngi ci njeexitalu émission bi te interpellation doon dalal madame Nafi Gassama Ndiaye di coordinatrice bu comité d'organisation bu assise nationale de l'éducation et de la formation bi nga xamante ne ay bés bi ñu génn moom lañ doon waxtaane ci Sénégal fexe nan la ñuy def ba njàng mi ak njàngale mi mu jëm kanam ci waxtaan boo xamante ne wala liggéey boo xamante ne dañ koy def daal di jébbal loolu ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bi mu jébbal ko ki nga xamante ne moom moo di président de la république bu ko defee rëq-rëq yi nga xamante ne dañ koy faral di nemmeeku ci njàng mi ak njàngale mi ñu ut ci saafara jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu leen di jox dig daje beneen dimanche ci seen beneen émission interpellation